donc nit mënoo ñëw na nag da nga bëgg réew mi ba pare te doo tegal nit ñi programme bu nit ñi xam moom chaque jour mu ngi def ay proposition mu ngi tegal ay programme affaire bi nekkatul ci affaire ay partisans comme lu fi amoon bu njëkk ba xam nga ay man ci parti bii laa bokk sama candidat nu mu manti mel en tout cas na falu ñun instant bi dañoo war a dépasser loolu quoi xam nga fan lañ toll instant bi ci ban stade dañoo toll ci stade boo xamante ni dañoo war a ranger wu derrière le président Ousmane Sonko jàppale ko pour mu jël réew mi parce que ñun dañoo bëgg Sénégal moo ñu ñor lépp lu ñuy def Sénégal moo tax suñuy wax guddeeg bëccëg suba ak ngoon Sénégal moo tax ñun nekk ñu Sénégal mais virtuellement on est au Sénégal parce que à chaque fois yéen a ngi ñuy gis dans les réseaux sociaux ñuy wax di dénoncer parce que dañoo bëgg réew mi baax ñi nga xamante ni ñu ngi nekk dans la diaspora nekk ci les pays les plus développés ñooñu dañuy gis réew yooyu nu mu mel façon bu ñu koy gérer dañ koy yéene seen réew Sénégal te pourtant wax na ci affaire ressources minières yi nga xamante ni am nañ ko tey jii nee na Afrique de l'Ouest tey boo jëlee ay Côte d'Ivoire jël Guinée jël Sénégal ah ressources yi fa amul Japon amul Chine amul États-Unis amul ci Europe bi ci benn dëkk te pourtant ñooñu liggéey nañ ba développé léegi lan moo ñu manqué manager ak ñi nga xamante ni ils sont de bonne foi des vrais patriotes comme Ousmane Sonko ñëw ànd ak une équipe dynamique ñu jox leen réew mi ñu teg ko ci raay bi mu dem parce que Sénégal man dama gisul lu mën a tere développer Sénégal yéen a ngi dégg bi mu doon wax ressources yi mu ngi doon wax ci géej ñun am nañ géej te am na dëkk yoo xamante ni yàlla mayu leen géej am nañ jant te jant bi tey gis nañ ne réewu tubaab yu bëri dañ koy bëgg duñ ko am tey jii ñun réewu tubaab yi ñu nekk tey da ngay gis bu jant bi génne da ngay gis tubaab yëpp dañuy génn naan il fait beau duñ ko gëmee sax dañuy nekk ci naaj bi parce que lu ñuy gis naaj bëriwul te naaj loolu moo ci gën a tuuti tey jii énergie renouvelable énergie solaire yi ngay gis tey yëpp maanaam ci jant bi lay jógee ko voilà donc kon ñun waroon nañoo bañ a am sax ay problème mu courant mënoon nañoo bañ a toog di wax naan ay courant coupé na wala courant dafa cher parce que yàlla may nañu jant may ñu géej produit halieutique yi génnee ci géej def ay transformation lu nekk mën nañ ko ci def xam nga jógee ko foofu ñëw ñu am suuf soo xamante ni suuf su talli la lu gën a jafe tey jii boo demee Espagne da ngay gis ne ñoom seen suuf si ay montagne ci la ñuy débrouiller di ci bay di góorgóorlu di ci bay dañ ciy bay nga xool tey Sénégal suuf si dafa talli boo demee Saloum nga dem Casamance gis nga suuf suñ am mën nañ fa bay ceeb nga dem ci vallée bi fële na le Waalo dans le Waalo di ngay fekk ne boo bëggee bay ceeb mën nga fa bay ceeb xam nga ñu dem ba mu yàgg yàlla feeñalal ñu pétrole feeñalal ñu gaz ñu am or am zircon lan moo ñu manqué fu mu nekk nii gars yi nañu waxante dëgg une personne comme Ousmane Sonko moo ñu manqué koo xamante dafa am volonté ba pare nekk patriote bëgg réewam jiital intérêt réew mi chaque jour loolu lay prôné il faut essayer avec Ousmane Sonko parce que xam ngeen ne ñun victime u gars yi fi nekk nii lañ depuis 1960 ba léegi ñii ñoo ñu yore lan lañ fi nekkee bu ñu accéder au pouvoir lenn moo leen intéressé Ousmane Sonko mu ngi ko doon wax prestige rek lañ bëgg monsieur le président de la République monsieur le ministre madame la première dame madame la directrice loolu rek monsieur le directeur général ngay détourné di sàcc boo faloo sa ay xarit ñëw daw voilà ku ci nekk di la tagg doo moroomu gars yi sa yaay ko liggéey xamoon nañ ne lii di nga ko am maanaam y a pas du sérieux xam nga il faut ñu am nit ku sérieux wane lu sérieux wane un bon programme comme le président Ousmane Sonko ba pare am volonté chaque jour ngay génn di wax sénégalais yi di la dégg mais opposant warul nekk yow koo xamante ni chaque élection rek à la veille des élections si ngay génn campagne bi wax su ngeen ma falee dinaa leen defal lii dinaa def lii mais loolu tout le temps la war a nekk tout le temps tu dois sortir wane sa programme teg ci table bi chaque jour dafa war a am lu bees ay innovation te gis nañ ne benn opposant moo am Sénégal mooy Ousmane Sonko il est le seul et unique opposant au Sénégal il faut qu'on se dise la vérité loolu mooy dëgg bi kon la jeunesse de mon pays lenn rek moo ci des ñun suñu devoir ñu ngi koy def ñu ngi leen di conscientiser di wax ak yéen suba ngoon guddeeg bëccëg te loolu xam nga lan moo tax ñu koy def parce que on est des patriotes dañu bëgg Sénégal tey jii gis nga immigration mu ngi ci doon wax naan bi mu demee Barcelone xam nga gis na maire Barcelone bi c'est une femme toog ak moom ci bureau am doon waxtaan ci affaire immigration bam naan ko ñun suñ amoon ay leaders yu baax xam nga kon di ngeen toog benn instant ngeen ñëw Afrique di ñu saraxu ne ñu abal leen ñu seen jeunesse bi pour ñu ñëw dimbali ñu parce que yéen seen population bi dañoo vieilli
voilà loolu moo fa am loolu mooy réalité bi Afrique potentiel yu fa am tubaab bi ñoo la gën a xam ne tey jii bu ñu amoon ay njiit yu baax yu moom seen bopp nangoo am indépendance dëgg wallahi tubaab bi ñoom ñooy ñëw foofu di immigré ji wala ñu ñëw comme li Ousmane Sonko wax di ñu àbb ay jeunes parce que ñun population jeune lañ amee wax na pourcentage beeg yëpp donc li ñu dese mooy nañ am volonté am ay njiit yu am fulla gis nga pour ñu respecter la réew da nga koy liggéey pour ñu respecter la wax na Japon bu ñu demee ba respecter ko lan moo tax ñu respecter leen mais parce que dañoo liggéey ils ont travaillé loolu rek moom moo tax la Chine même chose les États-Unis même chose Europe liggéey moo tax mu jëm ci kanam affaire bi question de volonté la bëgg sa réew da ngay nekk patriote d'abord ba pare jiital les intérêts du pays parce que imaginez am tey nit koo xamante ni dañ lay def président de la République nga jékki-jékki rek devenir milliardaire sa ay ministre ñëw nekk milliardaire mais réew mi kon kañ lay avancer parce que lu ñu war a def ci réew mi duñ ko ci def mais dañ koy jël def ko ci seen poche ànd ak seen ay xarit seen ay partisans di séddoo loolu te loolu il faut que ça cesse il faut que mu jeex Sénégal boo jiitee Sénégal affaire bi sacerdoce la war a nekk suñu la joxee benn ministère ne la yow yaa yore ministère du transport yow dafa am benn charge boo xamante ni dafa nekk ci sa ndoddu lan moo la war il faut nga def ay preuves ministre de la santé même chose ministre de l'économie ministre du travail ministre de l'éducation kenn ku nekk rek suñ la tabbee ci benn ministère da nga war a def ay preuves def ay résultats yu palpable yu leer yi nga xamante ni nit dina ci mën a teg loxoom loolu rek moo ñu manqué bu ko defee ñu am fulla ak fayda réew yi nga xamante dañoo avancé yëpp fulla ak fayda rek la wax na tamit ci africains yi coono yi nga xamante ni moom la ñuy daj ci àdduna bi mais africains yi ñoom ñoo gën a sonn nit ku ñuul sax moo gën a sonn parce que nan la ñuy xoolee parce que dafa am moment boo xam ne gars yi dañoo ñëwoon jàpp suñu maam yi def leen ay jaam ñu dem ba mu yàgg ñu coloniser ñu foog ne jeex na ñu ne may nañ ñu soit 10 ans indépendance te loolu amut indépendance boobu amul parce que nous sommes toujours faibles devant les blancs ñu ngi continuer di nekk seen ay larbin suñu chef d'état yi nanguwuñ moom seen bopp bépp décision bu ñuy jël sax il faut président wu France ñu tàgg ko wala mu jox leen ndigal problème bi bu am ci Afrique moo xam nord Malek fu mu manti doon il faut que tubaab bi ñëw lijjanti ko mooy français yi seen armée bi nekk fa ba léegi ah ñu teg loxo ci suñu économie bi garanti suñu xaalis ñun amuñu sax souveraineté monétaire souveraineté économique te loolu réew mënoo ñàkk loolu ba pare ne da ngay avancer te Ousmane Sonko loolu lay prôné te buñ ko jàppalee day dem affaire bi volonté la affaire bi amut ay yàgg ci politique beeg ay expérience ñun suñ gars yi yàgg ci géopolitique bi ban njëriñ lañ ñu amal amaluñ ñu benn njëriñ accéder au pouvoir sàcc xaalis pàccoo Sénégal teg ko ci kaw table bi jël ko def ko comme gâteau di ko séddoo loolu moom moo mas a am au Sénégal te ñun jeunesse bi léegi dañoo yeewu parce que ñii tukki nañ ñii jàng nañ ñii am nañ expérience xam nañ li xew léegi ci àdduna bi xam nañ lan moo développé yenn réew yi tey jii ñun bu ñu amoon fulla am fayda coono yi nga xam ne suñ doom yi ñu ngi koy daj Europe di ko daj États-Unis di ko daj partout ñu leen di persécuter ñuy dund racisme xam nga immigration boo demee immigré ji même dëkk bi nga xam ne moom moo ñu coloniser woon pour nga ñëw fa intégration bi rek c'est tout un problème te kooku moom moo ñu coloniser woon moo ñëwoon jàpp sama maam def ko jaam moom moo ñëw jël sama maam jël ko par force sama maam Tëngéej laa la wax maam Daouda dugal ko ci bateau indi ko ci guerre bi par force sëtam moo taxaw nii di wax ak yéen tey di indi ñëw donc kon kooku doomam su génnee laa la wax ñëw ci benn réew boo xamante ni moo nekkoon réew bu ñu coloniser woon war nañ ñu mën a xoolee beneen bët waaye ban bët lañ ñuy xoolee bëtu yéen ay esclave ngeen woon démb bëtu ñoo leen coloniser woon démb bëtu dëkku leen fi sequñu ak yéen dara mel ni masuñoo seq ak ñun dara amuñ benn reconnaissance envers ci pays yi nga xam ne ñoom lañ coloniser woon yeneen dëkk yi nga xam ne moom la doon tudd nga xam ne ñoom amuñu woon benn relation sax ñooñu seen doom yi tey buñ ñëwee France wala ñu dem ci beneen dëkk tey ñoom la ñuy gën a jox cër ñoom la ñuy gën a respecté parce que nag boo bëggee ñu respecté la il faut nga respecté sa bopp xale yaa ngi dugg ay gaal di traverser Méditerranée bi di dee ci biir Méditerranée bi tey moom mooy cimetière africain yi tey la jeunesse africaine Méditerranée bi moom mooy seen cimetière parce que dañoo désespéré dafa am ay nit yoo xam dañ leen a teg ci bopp réew mi ñooñu nekkal fa seen bopp di sàcc xaalis bi ñoom ak seen doom ak seen ay njaboot ak seen ay xarit ñoom suñu feebaree duñu mën a faju dañuy gis seen yaay xëy bëgg a taal añ xam nga duñ am luñ ko jox paa bi retraité
lu muy fayeeku ci retraite bi matul dara léegi nan ngay def soo dajalee sa benn 400 000 da ngay xaru ne man daal lu ma am jël Barça wala Barsax noonu la ko gars yi tuddee woon bu phénomène bi commencé da ngay xaru da nga naan naa dugg rek su ma àggee baax na su ma deeyee ci biir baax na parce que dama bëgg a àgg teral sama yaay mais gis nga coono bi nga daj ci biir géej gi boo ñëwaatee ci biir Europe tey jii buñ la jëlee ba yóbbu la ci camp yi coono bu gën a métti boobu di nga ko daj bala ngaa am papier di dund racisme di dund leneen ak leneen loolu lañ moo ñu ko waral lan moo ko waral mooy suñu diir yi ñoo ñàkk fayda tey jii chaque jour ma wax leen ne leen xale tubaab tey moo xam ci Union européenne bi wala yeneen dëkk yu développé moo xam États-Unis Japon ak Chine ñoom Sénégal du leen laaj visa Côte d'Ivoire du leen laaj visa kenn du leen laaj visa ci espace CEDEAO bi heure bu ñu bëggee débarquer dem foofu noonu dañ fay dem séjourner comme ils veulent ils viennent séjourner chez nous comme ils veulent comme niñ ko bëggee dans la paix amul contrôle amul dara amul dem foofu noonu di soxla ay titre de séjour muy dëgër ngay sonn di topp seen ginnaaw di daw ci benn këyit boo xamante ni boo ko jëlee teg ko ci gaz mu seey nga xam ne du dara ñu xam ne doomi aadama moo gën a fort sax tey jii bu ñu amoon ay élite yoo xamante ni dañuy taxaw am fulla devant l'Occident di imposer wu wan na ñun nous sommes souverains wala dañoo bëgg am souveraineté dëgg dinañ leen jox cër ba pare ñun suñu gisee ñu jox ñu cër parce que président Ousmane Sonko mu ngi koy wax ci biir waxtaanam nee na uude nu mu la gisee noonu la lay ëwalee mais nit ki boo ko wanee ñàkk fayda yow mi nga xam ne yow yaa jiite réew mi nga wan ko ñàkk fayda sa doomi réew sa ressortissant yëpp ñoom it fu ñu dem noonu lañ leen di xoolee ñun lu ñu am ci suñ suuf si tubaab bi dañ kaa xaaj bay am man na la si côté ay yenn fruits yi rek laa la wax ay màng ak yeneen laa la wax nii am na réewu tubaab yoo xam ne amuñ ko te dañ koy importer mu cher trop ci ñoom yooyu yëpp mën nañ ko exploiter ñun maanaam Sénégal ñun lenn rek moo ñu manqué de bons dirigeants mais gis nga bu ñu amee ay njiit yu baax comme Ousmane Sonko nga xam ne am nañ ci moom yaakaar man de sincèrement parler am naa ci moom yaakaar affaire bi nekkatul ay affaire ay partisans ay Pastef laa bokk ak ay c'est-à-dire man mi di wax ak yéen aw ma carte Pastef man xam nga lan laa gëm sama idéologie bi ma am moom laa gis ci Ousmane Sonko quoi mooy dañoo bëgg Sénégal dem yoonam quoi parce que Sénégal dafa rétrogradé maanaam xam nga réew yi dañuy avancer di dem mais ñun tubaab bi fu ñu bàyyi woon sax ñun teguñ benn pas en avant mais dañuy arrière ce qui est extrêmement grave loolu moom moo grave il faut que ñu am un leader comme Ousmane Sonko ñëw imposer wu exploiter suñu ressources minières yi li ñu yàlla may parce que li ñu yàlla may yombut am na réew yu bëri yoo xamante ni mën na la benn rek lañ ci am tey boo demee jël ay Dubaï benn pétrole lañ am te liggéey nañ seen dëkk bi ba kenn ku nekk yaa ngi rêvé dem vacances Dubaï 1973 Dubaï melutoon nen ba 1991 boo bu ñu la xoolalee bu ñu la wanee photo yi ni Dubaï meloon da nga naan non c'est pas vrai ak nu mu mel léegi lan la dañoo yàlla daf leen a may pétrole ci biir suuf si ñu exploité ko gëm seen bopp teg seen marché international imposer nit ñi tourisme ñuy ñëw foofu di def tourisme te pétrole lañ am ñeneen ak ñeneen tamit pétrole rek lañ am boo jëlee ay Arabie Saoudite ay Qatar ak ñeneen ak ñeneen mais ñun tey boo jëlee ressources yooyu ñun lu bëree bëri lañ ci am nañ or am zircon am pétrole am fer lan moo ñu dese suuf si tàlli na mu ngi taw am na naaj am géej mais gars yi lan moo des liggéey rek affaire bi volonté rek la affaire bi du ay question de tubaab ak ay loolu du ci dara affaire yi couleur du dara xel la nekk nit ku ñuul mënul tax yow nga des ginnaaw ci wàllu xel tey jii fépp foo dem ci organisation yi gën a mag ci àdduna bi ay Nations Unies ngay dem ay NASA da nga fa fekk ay africain tey jii boo muy France nga dem ay Peugeot xam nga boo demee ay General Motors bu États-Unis da nga fay fekk ay nit ñu ñuul ay sénégalais ñu ngi fa di liggéey nekk ay ingénieur nekk ay borom bopp mën a liggéey mais boo gisee bu ñu jàngee ba pare du ñu sawar pour ñëw ci dëkk ba parce que ñi ñuy teg ci kanamu réew mi ñuy doxal ñooñu ñoo nekkul ñu sérieux donc nag soo gisul lu sérieux nga gis lu sérieux feneen nga xam ne am nga occasion am ay opportunité pour toog foofu liggéey mais da ngay toog liggéey ba gis lu sérieux parce que tamit population bi dañ ci am part de responsabilité seen part de responsabilité mooy ñoom ku leen di nax lañ bëgg dañoo bëgg médiocrité maanaam koo xamante ni dafay ñëw di leen nax xam nga su ma faloo dinaa leen defal lii ci ay naxaate
bu élection jotee ñu leen di indil ay saako ceeb di leen ko jox di nga xam ne yow sa carte nu mu chéré nga koy échanger ak saako ceeb parce que dañ lay ñëw nga fal leen ba pare ñu appauvrir la xiif loola ñàkk loola li nga war a fajoo li nga war a demee école jàng bu baax ci école publique bi ñu jël ko def ko ci seen poche yi ñoom ak seen njaboot di ko séddoo tey jii bu ngeen gisee la crise sanitaire bi muy coronavirus bi tey mais président Macky Sall li ngeen ko dégg muy wax yëpp est-ce que mas ngeen ko dégg mu wax ba tudd caisse noire am bi du tudd caisse noire am bi te caisse noire am bi il a 8 milliards dans sa caisse noire il a 8 milliards dans sa caisse noire président assemblée am caisse noire yeneen institution yi nga xamante ni amul benn njëriñ ay conseil économique et social environnemental nga xam ne barki démb rek la jógee def benn décret ne président honoraire yi dañ leen di jox 4 millions 500 jox leen chauffeur jox leen véhicule 500 litres d'essence jox leen garde du corps te mérité wuñ ko te institution yooyu waxuma la dara amul benn njëriñ waxuma la ak nag ñu naan président honoraire bi dañ koy jox privilège yooyu noonu yëpp est-ce que dégg ngeen tey ci crise sanitaire bi seen wax ju bëri ji yëpp ñu tudd seen caisse noire yi wala ñu fexe nu ñuy réduire train de vie de l'État pour def ko ci la lutte contre le Covid-19 est-ce que dégg ngeen ko parce que li président Ousmane Sonko wax lu la ude gisee noonu la lay ëwlee population bi ñoom ñoo passif devant nos élites devant nos dirigeants loolu su amee rek dañ lay yab dañ naan non on s'en fout ñun nañu toog nañu enrichir suñu bopp enrichir suñu ay xarit enrichir suñu ay partisans xam nga suñu ay doom nekk dans de très bonnes conditions dootu ñàkkati ba àdduna du tukki parce que population bi nangu na ko loo leen teg ñu tegoo ko bu élection jotee ñoom ñoo lay toppaat di daw sa kaw ngay génnee ay 10 000 francs di leen ko jox di génnee ay 5 000 di def ay achat de conscience xam nga di jënd ay tissus di leen ko ñawal def ci photo candidat bi dugal leen ci ay kaaru Njaga Njaay candidat bi war a ñëw ñu taxaw suba ba ngoon di ko tertu ci naaj bi te bu faloo jàmbu leen lenn rek lay def mooy day ñëw rek taxaw def benn discours su ma faloo naa def lii naa def lii naa def lii bu faloo du def dara dañuy gën a sonn gën a ñàkk ba tey Sénégal am na ay villages yoo xamante ni mënuñoo fexe ba am courant mënuñoo fexe ba am ndox mais yeneen gis waa Cap Skirring barki démb lañ génn fii nii di marche ndox pour manque d'eau gendarme yi ñëw dóor leen dóor leen ay dóor yi métti ak Sénégal nu mu nekkee réew boo xamante ni réew bu tuuti la neex a defar xam nga parce que population bi moo passive moo tax dañoo nekk benn peuple boo xam ne nous sommes passifs moo tax nag nit ñi ni ñuy def ñoom ils sont pas de bonne foi ñoom lu ñuy def rek mooy naan nañ jéem a naxante rek ba falu suñu faloo après ñu enrichir suñu bopp voilà lu ñu bëgg a am ñu am ko après ñu dem suñu yoon. mais tey jii da ngay gis tey nga engagé wu sax ci benn parti tey di jàppale benn candidat comme par exemple man su ma ne Ousmane Sonko lay jàppale li ngeen njëkk a dégg seen waa kër lu ñu lay wax mbaa mu ngi lay jox dara rek mbaa président Ousmane Sonko nangu na génnee xaalis parce que loolu moo mas a am depuis indépendance ba léegi depuis 1960 loolu lañ fi teg noonu la ñuy jëlee xaalis bi te xaalis bi candidat yi di campagne xaalis boobu kenn xamul fan lay jógee mais d'où vient cet argent loolu duñ ko lijjanti kenn du ko auditer réew yi développé yu avancé yëpp tey boo nekkee candidat xaalisu campagne bi dañuy xam origine xaalis bi fan la jógee ndax xaalisu drogue la ndax da nga doon blanchir xaalis wala ay faux billets wala dara mu leer nañ ñi parce que nag dafa am ñoo xam ne ci peuple bi ñoom ñooy pousser politiciens yi pour ñu sàcc parce que ñoom ñoo leen di laaj xaalis toujours bala ma laa defal dara da nga may jox xaalis damay samp benn tey débat damay def benn mouvement de soutien dama bëggoon nga financer ma organiser benn tey débat après candidat bi ñëw su làmb amee ñu tuddee ko candidat bi su soirée amee ñu tuddee ko candidat bi mais loolu mooy am Sénégal ba léegi tey jii bépp soirée boo gis présidée par la soirée est parrainée par le président de la République Macky Sall la marraine Marème Faye Sall ñu commencé la tuddal ministre yi nag mais ñooñu fan la ñuy jëlee xaalis est-ce que su fekkoon ci seen salaire rek la ñuy yem ñoom dinañ am xaalis bu ñuy jël di ko maye di ko jox ay nit ñoo xam dañuy organiser ay soirée mais da ngay gis woykat yi dañuy amuñ xaalis parce que mënatuñ jaay cassette dañuy toog ba mu yàgg lan la ñuy def dañuy toog ba mu yàgg rek organiser benn soi-disant anniversaire wala benn soirée tuddee naa ko ministre diw tuddee naa ko nii lamb ji même chose yeneen événement yi même chose kon Sénégal dafa yàgg a nekk victime politiciens yi nga xamante ni ñoom ñoo ko yore 1960 ba léegi te ñoom ñëpp lu ñuy def mooy
séddoo tey jii lépp lu takk ci Macky Sall entourage u Macky Sall famem les membres de sa famille tàggoo nañ ak ñàkk ba àdduna di tukki même 2024 suñu fi jógee li ko dalee ci Macky Sall Marième Faye Amadou Sall ak seen waa kër maanaam dañoo sàcc xaalis ba ñoom dootu ñàkkati lu des ci seen àdduna pare nañ ci ñàkk da ngay gis sax ne même seen goro yi sax dañuy fexe pour impliquer leen ñoom ñu mën a enrichir pour préparer après voilà suñu paree quoi suñu wàccee da ngay jël le cas de Mansour Faye nan la ñuy defee ministère de la santé et de l'action sociale nga jël vivre bi di ko jox Mansour Faye créer ko benn ministère pour mu séddale affaire bi mu jël xaalis bi def ci lu ko neex def ay marché gré à gré ay scandale kase kon Sénégal yeewu leen ngeen jox bopp le président Ousmane Sonko parce que nit ki tamit yaakaar rek ngay am ci moom man de wax dëgg yàlla li ma doon dégg ci Mamadou Dia li ma doon dégg ci Cheikh Anta Diop moom laa gis ci président Ousmane Sonko wax na leen ko nag arrêté nañ Mamadou Dia arrêté nañ Cheikh Anta Diop kenn moo ñu dese fu mu nekk nii mooy le président Ousmane Sonko te Sénégal yàgg ngeen a am problème pour fal nit problème mu choix maanaam choisir l'homme qu'il faut maanaam président moo dul caaxaan njiit nekkul ne nit day ñëw nii rek voilà parce que dafa nekkoon ak Ablaye Wade victime Ablaye Wade la voilà injustice la fa dundoon ñëw jooy xam nga victimiser wu jox leen ma réew mi rek ngeen ne ko acca réew maa ngi nii affaire bi du noonu leader yombul quoi mais Macky bu ngeen ko gisee ni muy doxalee ak gestion wu Covid 19 bi ngeen xam ne waa ji dafa tële waa ji mënut parce que dafa dem à la conquête du pouvoir pour se venger dafa bëggoon vengeance te bi mu yéegee vengeance boobu lañ njëkk a teg dafa ñëw rek yéeg rek commencé venger wu dal ci kaw Karim Wade parce que dafa jàpp ne dafa dund injustice foofu noonu ci PDS ñu jëlee ko assemblée nationale mu démissionné ci parti bi créé parti boppam ne nag je vais à la conquête du pouvoir pour me venger te gis nga réew kenn du ko yor ci ay fayu wante ay Nelson Mandela bu doon loolu la am na benn moment boo xam ne jekk woon nañ pour fayu te fayuwuñu bien avant Nelson Mandela gis nañ fi le prophète Youssouf le prophète Mohammed ñooñu ñëpp ay victimes lañu woon d'injustice mais bu ñu demee ba jekku dañoo baale ñun nag président bu mel noonu lañ bëgg tëddee njaaxaanaay le président de tous les sénégalais li sénégalais yi moom nga jox ko sénégalais yi comme le président Ousmane Sonko lu muy prôné nañ jàppale président Ousmane Sonko parce que moom rek lañ fi gis comme opposant boo xam ne moom mooy def le rôle d'un opposant voilà donc loolu laa amoon pour def ko benn analyse par rapport à la sortie du président Ousmane Sonko mu am benn message boo xam ne daf ko doon envoyé jeunesse bi je pense que yéen a ngi déglu Ousmane Sonko yéen a ngi koy déglu bu baax il faut écouter Ousmane Sonko parce que yoon bu mu ñu jëmale nii foofu mooy yoon bi mooy mbay mi Sénégal am na suuf tàlli na te réew yi développé yu bëri boo demee da ngay gis agriculture dafay jëm kanam dafay avancer dañ koy favoriser di bay di dundee ceeb bi nga xam ne moom la ñuy gën a lekk Sénégal mën nañ ko mën a bayee Sénégal ba am autosuffisance en riz c'est possible mais pourquoi pas c'est possible ñun Sénégal lan moo ñu manqué laay laaj Sénégal lan moo fa manqué li ressources yu ma leen tuddal yëpp ku ko am ban réew moo ko am te développé wul ci àdduna bi loolu laay laajte yu dul réewu africain yi surtout Afrique de l'Ouest mais réew yeneen Afrique maghrébins yi sax ñoom dem nañ seen yoon bu yàgg am na ñoo xam ne ñu ngi ci Afrique ay Maroc ak yooyu ay Égypte dem nañ seen yoon taxawal wuñ te pourtant tey boo jëlee Égypte luñ am ci pétrole ñoom amuñ ko ci pétrole ñoom tuuti lañ am ci pétrole luñ gën a am mooy fer ak marbre industrialiser dëkk ba tey boo fa demee dëkk bi yëpp industrie la affaire bi volonté la malgré ñoom ay dictateurs ñoo fa jaar tardel leen parce que waroon nañ bokk ci réew yi jiitu ci àdduna bi mais ay régime militaire ñoo leen tardel muy Égypte mais tey jii su fekkoon tel nañ am démocratie wala tel nañ def révolution comme révolution 1979 bu Ayatollah Khomeini defoon fële na le Iran ku noonu ñoom it dem nañ seen yoon gisoo Iran bi ñu defee seen révolution 1979 boobu ba teg seen démocratie teg seen état islamique basé wu ci seen ay coutume seen ay valeurs pour développer seen réew mais dem nañ seen yoon bu yàgg te xam nañ ne bu njëkk ba Perse moo nekkoon Iran
ñoom ñoo nekkoon première puissance mondiale voilà mais dafa am lu leen tardel te dem nañ ba 1979 Ayatollah Khomeini nga xam ne sëriñ la exilé woon ñëw fii nii France en exil bi mu ñëwee France dafa toog fii di réfléchir di xalaat nan laay def ba renverser pouvoir bële pour teg fa démocratie mais nekk pays islamique ça ne veut pas dire que ne yow waroo am démocratie mais loolu la dem incarné ko fu mu nekk nii ñoom ay jàmbaar lañ ba gars yi dañ leen a ragal di leen bàyyi xel américains yeeg yooyu nga xam ne ñoom ñooy première puissance mondiale dañ leen di ragal affaire bi liggéey la gëm sa réew affaire bi nag il faut que direct patriote nekk ci yow ñun ay patriote lañ ñun Sénégal moo ñu gënal lépp patrie bi ñun jaral nañu dee laa la wax pour la patrie asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi bëggee ñëpp di leen kontaanee di leen jox rendez-vous beneen yoon incha allah jaa ngeen jëf